rek lay wàcc. Well, Francois Ellen Gueye, I watch your videos, the one you make today. First of all, yéen mi nekk fii sama xale njaboot bi dem leen télécharger lu mu gën a gaaw vidéo bu Francois Ellen Gueye tey bu mu permettre ñu utiliser ko ci plateforme mu def ko ci live Adji Sarr. Please dem leen download ko lu mu gën a gaawee. Alright, télécharger leen vidéo bi lu mu gën a gaaw ngeen teel ma ko yónnee ma ko. Ok, bref, Francois Ellen Gueye, I don't know which one to call you. Francois Ellen Gueye, you take a big risk and you allow those kidnappers about Adji Sarr's life to use your platform, to use you for their own benefit. First of all, Francois Ellen Gueye, Adji Sarr, she's in danger. Big danger. Adji Sarr is running away for her life from her kidnapper. They found her because I already alert the whole peace community. I alert the whole world to know the girl is in danger. Do you understand? Even Macky Sall himself and the group of the blackmail, the kidnapper, the murder Malik, them, their group, they don't even want anything to happen to Adji Sarr. Is their risk. It's going to be their responsibility. And you being dumb and stupid and allowing these people, Francois Ellen Gueye, to use your platform to bring Adji Sarr and let her talk over the phone. Even when you listen to Adji Sarr talking, she was talking with fears. Meaning, it's a sign of they there watching her and directing her what to say for the world to believe that she's fine. And you, Francois Ellen Gueye, you are responsible for her life. That's the risk you take, Francois Ellen Gueye. So right now, in this moment, anything happen to Adji Sarr right now, you are part of it. Your life, your children, you put in all your children, and then you're Francois Ellen Gueye. You know very well that you're not supposed to do anything right now according to something gonna create or put some other people in danger. You know. I know. And with this video you make today, to more harm, put Adji Sarr's life in danger, I will submit that video. Francois Ellen Gueye. You taking a big risk. Wash your hand about Adji Sarr's life. You putting yourself in danger. Francois Ellen Gueye, I'm advising you. You putting yourself in risk. Adji Sarr is in danger. All this, what happening right now, it is true. It is real. Because Adji Sarr fed up. She got enough. She want those kidnappers to leave her alone. She want to move on her life. She want to come out and communicate with the Senegalese to ask for forgiveness. And I stand by her for that forgiveness, to communicate with my Senegalese people, the youth, to forget her, because it's not under her consent. Adji Sarr don't do anything. Those people who are responsible about this chaos, about this loss of our 14 children, is Maodo Malick them in their group. So Francois Ellen Gueye, you being dumb and stupid and let these people use you to take a risk, to use your platform, and to communicate for the whole world to believe that Adji Sarr is fine and she's not. Now, I'm going to tell you this. Tomorrow, I will call FBI and let them know that you make that video to try to prove the world that Adji Sarr is fine and she's not. You don't know how many record audio I got from them. Francois Ellen Gueye, you're taking a big risk. You're taking a big... This is America. You live in a country where human rights exists here, is powerful. Humanity is powerful in America. They don't play with people, humanity. Here, human rights is very powerful. How come you living in America with your 2 kids and you allowing those kidnappers
of a young girl who's only 26 years old. She been used by her own needed. Why are you allowing those kidnappers using you, Francois Ellen Gueye, to cover themselves and putting that little girl's life on danger? That's my mission, that's my work, and I will take care of it in a different level too, Francois Ellen Gueye. You're supposed to find your way to do your politics and get yourself out of this problem. The sooner, the better for you. Because I'm not playing game. I'm here for Ndeye Khady Ndiaye and her whole entire family, and also Adji Sarr's life. You now realize what are you doing? You put in a risk to yourself, and your children are going to be suffering. You put in Adji Sarr's, life in danger. Adji Sarr was talking with fear. Even you, Francois Ellen Gueye, when you sit and making that video, you wasn't comfortable. Why are you letting those people use you? Do you think about your children? Francois Ellen Gueye? Be careful. That video you make and this message, I will deliver it tomorrow too. For them to know the move you did again. I will. I'm not playing game, for real. I'm not playing game. Yeah. Well, li ma wax ci anglais dinaa ko ñëw wax ci olof ngeen comprendre. Tey Francois Ellen Gueye def na benn direct pour jéem a confuse àdduna gi wala ne Adji Sarr mu ngi fine. Adji Sarr fineul. Adji Sarr fineul. Adji Sarr mu ngi ci danger. Tey boo leen dégloo ku doon wax ci téléphone bi Adji Sarr la. Adji Sarr ci boppam moo doon wax ci téléphone François. Adji Sarr mu ngi doon wax ak tiit. Francois Ellen ci boppam ba muy def direct bi nekkul à l'aise moom xam na man xam naa. Donc dafa bàyyit encore ñii kidnappé yi ñu manipuler ko Francois Ellen ñu utiliser plateforme pour gën a mettre risque ci Adji Sarr surtout moom Francois Ellen ci risque lay def boppam. Parce que actuellement nii moom bu ñu ko utiliser ci plateforme pour ne ko na woote pour Adji Sarr wax ne mu ngi ci jàmm. Francois Ellen bokk na ci Adji Sarr actuellement bu amee dara lu ko dal moom bokk na ci part de responsabilité am na ci responsabilité parce que lan la d'abord Francois Ellen Gueye dem na Sénégal nee na pour jàppale Adji Sarr te bu mu fa demee kidnappé yi bëgguñu mu gis Adji Sarr léegi yow Adji Sarr fàq na mu ngi dow pour roole bakkanam tàggale boppam ak ñi yow ñu woo la utilise sa plateforme pour Adji Sarr mun a xamal àddina gi ne moom lépp ça va c'est bon te du loolu parce que Adji Sarr boo déggoo mu wax waxul ak xelam dafa wax ak tiit parce que dañ ko wër ñi koy wax lii ngay wax leer laa psychologiquement parce que xamoo leen man lu ma jàng ak li ma xam parce que du mu leen ko wax sama liggéey la parce que Adji Sarr bu muy waxul ak sagoom dafa wax ak tiit ñi koy naan lu muy wax yow nga permettre ñi ngi Sénégal Amérique fii human rights daf fi am doole humanité daf fi am doole surtout ñiy utiliser kenn ku nekk Amérique ñi koy utiliser pour fen viu bakkan jàmbur is a dangerous Francois Ellen Gueye fii America is no to that. Yow yaa ngi am say doom est-ce que xalaat nga risque bu ngay dugg sa bopp tey bu dara xàppane sa doom yi nu ñuy def yow xam nga man xam naa vidéo bu nga def nee naa xale yi nañ ma ko tere jox dinaa ko sommet FBI te tamit dinaa leen woo tamit wax leen li nga defaat xam nga bul caaxane vie Adji Sarr lu mu dugg ëpp na ko du moom kese ëpp na sax entourage famille yëpp ba ci dëkkam boobu Jinda Adji Sarr problème buñ ko dugal dépassé na dëkk Jinda donc yow boo taxawul tey pour xeex en tant que yaay nga mën a génnee Adji Sarr ci li mu nekk bul nangu ñu utiliser la pour fen àddina gi ñu ne Adji Sarr si ok yaa ngi jël risque Francois Ellen Gueye yaa ngi jël risque Adji Sarr soxlawul la de Adji Sarr man la soxla kooku soo ko xamul ma wax la ko parce que xamoo ñaata audio laa fi yor
ci lii bu mu amee xam nga ban investigation laa def dama am samay nit sur le terrain xam nga ban genre investigation laa def ak li ma jot ak li ma joxe encore Adji Sarr mu ngi ci danger Adji Sarr bu muy wax tey téléphone ak yow dañ ko wër ne ko waxal li waxal laa yow nga stupide ñu utiliser sa plateforme pour fen àdduna bi léegi foofu nga risqué sa bopp parce que man bu may liggéey du ma liggéey ak fen te tamit bëgguma kenn bokk ci li may liggéey damay liggéey man personnally ak ay nit yi nga xamante ne day dee for people donc François Hélène risque boobu nga jël da nga sacrifice da nga nangu ñu sax parce que you know man dam lay wax dëgg bi et puis nekkoo di dégg depuis le beginning te léegi yóbbu naa la fi nga bëggul ñu àgg because bul naïf politiciens yi buñ la woowee fay la ne la defal ñu lii baa ñu utilise sa plateforme think because François Hélène ne leen yow nekkoo Sénégal Amérique bii nga nekk dëkk loi la te ne leen Queen Binta Goudiaby la dragon verte l'ambassadrice de la paix en Casamance mu ngi fii jege ma mouvement boo def rek dam leen yéen ñëpp ñi di live du leen dee xool de mais guess what su ma paree lu may damay toog di leen topp par benn di xool yow surtout da nga war def très attention Adji Sarr dañ ko wër ne ko waxal li ngay wax nii donc jaxasee ngaat nga danga bàyyi ñii kidnappé yi ñi utiliser la nga jaxase waat Adji Sarr ak sénégalais ba pare nga mettre ko en danger loolu nga def da la utiliser François Hélène Gueye foofu moo tax ma ne la muusoo you not smart if you were smart okay why when you were in Senegal they don't allow you to see Adji Sarr those kidnappers they don't want you to see Adji Sarr now when Adji Sarr escaped try to run for her life the whole world know about it because I put a message I speak about it I write about it the things went viral then they using you to lie to the world dañ laa utiliser pour nga fen àddina gi dañ la utiliser pour nga fen Amérique François Hélène Gueye te nee naa nga def très attention dafa très attention oui en Amérique yow Macky Sall ci boppam bëggul sa dara jot Adji Sarr fu mu nekk nii ñoom Maodo Malick ak seen gang boobu bëgguñu dara jot ay Adji Sarr lan moo tax yow ngay stupide pour yow ñu utiliser la lépp lu ko dal ñu naan yow yaa woo àddina bi ne leen waxal fii kii dara jotu ko bul naïf mun nga def say life in a different way nel sénégalais yow léegi amoo droit amoo right pour wax dara ci Adji Sarr wax leen ko ñu débarrassé wu ci yow ñu bàyyi la nga def leneen because you know yow xam nga mais bul wax la parce que man bu may liggéey daal du ma la nëpp dinaa sommit vidéo bi nga def te dinaa report la nga defati for real parce que bu may liggéey dox jàmm soo mënul ñëw fekk si ma ci jàmm pour sauver vie Adji Sarr Ndeye di Njaay ak doomam yi seen right donc I want you to wash your hand out of this matter François Hélène Gueye again wash your hand out of this matter don't put yourself in danger and sacrifice your kid we live in America is a law country don't lie to the world using somebody's life and lie to the world is no. Human rights exist here powerfully in America. François Hélène Gueye, be careful. Jeunesse bi bu leen jéem a convaincre seen bopp ci direct bu François Hélène def Adji Sarr di fa wax non comme lu mu leen wax rek maintenir leen seen calme te ngeen kon ne dox la ngeen di dox Adji Sarr dafa métti feebar gi ñu doon wax dafa feebar Adji Sarr nekkul ci happiness ci jàmm things not going right donc bu leen déglu ñu utiliser plateforme François pour jéem a defaraat seen bopp is nothing there alright Adji Sarr ci boppam pare na pour génn ci lii
mais may ñu ko ci parce que nee naa leen ba tey ñun ñëpp ay Sénégal ngeen lañu te yéen jeunesse bi da ngeen a comprendre ne seen dëkk yéen a ko mun a defar da ngeen dem ba comprendre ne ndekete kenn du ñaane ci biti indi defar dëkk da ngeen dem ba comprendre ndeke dëkk soo déggee ñu ne population bépp individual personne am nga ci wàll may boo amee ñaar téeméer nga lekk téeméer dent beneen téeméer cotiser ko pour defar sa dëkk dëkk bi day law donc yéen kon ko yéen a dem ba dagg bu mu jaam boobu desoon te yéen a koy dagg ba léegi donc Adji Sarr seen rakk la man mii seen maman di wax ak yéen buñ fi tolloo dinañu waxtaan ñu ñëpp te dinañu juboo dinañu liggéey parce que Adji Sarr moom du suñu problème mooy ñan groupe ñoom Maodo Malick ñiy rey suñu 14 doom yi ñeneen dañoo lagg ñeneen dañoo am ay bët yi patt bët ñeneen ñi defatuñu dara ku nekk yaa ngi toog ñooñu ñooy suñu problème buñ ci àggee dinañu waxtaan te gëm naa dinañ juboo waaye bu leen jël lu François Hélène def ngeen teg ko seen xol et puis lu Adji Sarr wax foofu tamit ngeen def ko seen xol dañ ko wër contrôler ko pour mu wax ñoom lu ñu bëgg pour mu génnee keep leen calm te ngeen focus élection yi locale bi agsi na concentré leen 100% te ngeen vigilant ngeen continuer seen liggéey man seen mama maay wax ak yéen focus leen ngeen bàyyi ma ak xeex bi maa leen bëgg sama xol dee naa everybody good night I love you all